Bonjour. Khadija, bonjour à vous. noo def. sant yàlla bu wér. Tu es magnifique. Hein? Merci beaucoup. Alors là, elle est magnifique, hein, Fofana. Ouais. Elle est trop belle. Merci beaucoup, c'est gentil. bu ma màggee yàlla naa mel ni yow. macha allah tabarakallah macha allah yaa ngi ci bu baax a baax maa ngi lay ziar bu baax a baax. soxna Fama sama rek ci ziar naa la Fofana suñu càmmiñ ju baax ci ñun gën ci ñun ñu ngi lay ziar gan gi dalal ak jàmm ci Sen TV suba teel di leen ziar yéen tamit di leen wax jumaa mu baax ak di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk Asma Hadija. merci beaucoup amiin yaa rabbi yàlla na yàlla defal ñu ko incha allah rabbi Fama ba pour le jiiri borom nag ak meew yi bu ko neexee nag mu ñëw ci kilifa diine yàlla na sa dund ànd ak barke. ndaxte képp ku jël mag yi magu lislaam yi ñu liggéey lislaam di leen fësal ajuma junne rek ab chance la kon yàlla na yàlla boole ñu ci jullit ak xani ci barke li nga xamante ni moom moo di sabablu bi nga ciy am. allahumma amiin te ñu bokk yëpp incha allah ndax sotti ci def ci la yéen a ko accepté ñu daal di koy bokk ñoom soxna assisté ko Fofana mu daal di ci neex téléspectateurs yi ñoom itamit di ci féexlu rek kon yàlla na yàlla nangu daal di may ñëpp gudd fan ak wér ziar leen ami fidèle téléspectateur nuyu leen yéen ñi ma bokkal plateau rawatina sama papa ji daal di nga xam te ne daf may neex ma koy woowee papa ndax bu taseek yow da lay ne li ngay def rafet na yokkal lii ba wàññi lii gën ci ñun na ko soxna waxee baax ci ñun ci ay conseils ci yëpp on t'aime très fort te bu fi déggee c'est réciproque gis nga donc nam nañ la soxna sama lingeer bu la Asma nangu ci man yaay sama lingeer nuyu naa la Asma Khadija sa orange baax na da ngay nuyu pas Assane nii de nuyu bi day jeex te gan gi du mun a sa orange baax na nuyu aussi suñu gan bi bàyyi la rek nga présenté comme moom Mouhamed Sarr tey moom lañ fi dalal ci suñu rubrique Juma Mubarak mi ngi noonu Mouhamed Sarr moom la ñuy jox kàddu gi daal di ko dalal ak jàmm dafa nuyoo bàyyeen waaw kay bu ñëwee waaw kay seen nuyoo de kii de àndaale ay miche yi ay waaw tabarakallahu waaw moom boppul la de salaamaaleykum waa dina ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen ziar di leen baalaq di leen baal di ñaan borom subhaanahu wa taala yàlla na yàlla boole jéggal di nuyu bu baax kilifa kër gi tabarakallahu ma xaaj bukaan yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi baax di si jiital tamit sama jigéen sama gu baax soxna Adja Fama moom it baax bëgg waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ma bokkal plateau di nuyu sama mbokk mi tabarakallahu di nuyu tamit ñi ma àndal ñëpp mooy xaaji Mouhamed Diallo ak Mouhamadou Mansour Ba ak ñi ñuy seetaan ñëpp ñu ngi leen ziar di leen tatagal di leen safo bu baax tabarakallahu macha allah amoon na solo bu baax a baax dalal ak jàmm ci suñu biir gan nag bu ñëwee ñun dañu mën teral gan ndax dañoo yor toq ju koy ndar-ndar waaw dégg nga lool bëgg naa boobu de bu ñëwee nag bu ñu yegsee ci yow incha allah di nga ñu bàkkal yaa rasulallah xam naa ni instant ni maa ngi lay dundal waaw jox naa la orange kii bi Maroc bi nii waaw gis nga de moo taxit xam nga man moom dama bëgg yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam borom Makka ak Medine kooku moom macha allah donc nag moom tey moom xam naa ne ni ko Asma Khadija waxee Fama waxee ko dig ñu bëggal taggal ñu yonent bi waxtaanal ñu ko bu ko defee ñëpp daal di bëgg du noonu justement mi ngoog Melo Pays bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Baye Diab ki nga xamante ni moom moo sanc lii di label religieux justement war naa la présenter ak ñoom ndaxte ñoom label bi dañ ko sanc rek pour def la modernité dans la religion te clip bi jàll léegi di Wasila moom da ko réaliser produire ko liggéey bit bi mu nekk liggéey bu rafet boo xamante ni moom mi ngi koy def ñu di ko ñaanal yàlla rek mu wëy ak jàmm xam naa dinaa ko bàyyi ak yow nga péloog moom incha allah maa ngi gis fii affiche yi mu nekk lu rafet lool donc buñ ko gën a yaatal rek waxtaan ci dina nekk lu am solo. voilà ba boole mag moom rek. waaw jeex na tàkk man lu ma am yaa ko moom yëg nga lool. waaw. loo muy naa la ci teral. nee na ma. te kontaan rek macha allah dëgg la nag loo am naa ci. loo am teral nga ma ci sédd nga ma ci ngom. nekk ni ñuy tàggee ngomee nii. Asma nag sa sant neexul. neex na kay. ndax bu ma ko dalee laaj ba tey gis nga ngomee nii dinañ la mere. waaw nañ ma wax naka lañ koy tàggee ma ca wàllu. surtout jigéenu talaay tey ndeer maa ngi nii. moo tax ma mel ni ma mel nag dëgg neex. na ma ko keneen wax ma. waaw ma dama di buur pire garbi pire. man ne na ma ko keneen wax mu leer ma buur a ngi. jéer bu géwélee maa ngi nii. te la ca maam sëta koy jël. ma ni ca la ca maam sëta koy jël. te la ca maam sëta koy jël jigéen talaay tey ndeer xam nga nit may ñu dara góor ñi moo tax estay caw leen rek. ayca mi ngi noonu on est le 21 mai 2021 ci noonu nag ñu dellu ci at yi ci fii weesu li fi jot a xew maanaam éphéméride Mamadou Fofana en 1990 ouverture à Dakar par le président Abdou Diouf moom moo ubbi woon 7e congrès des assurances du tiers monde mu nekkoon mu Sénégal yàgg nekk dëkk boo xamante ni
ni lu ñuy sanc te mu ñeel wàllum àdduna rek. dañ yàlla daf ñu si sedd cër bu baax a baax. oui parce que boo xoolee Sénégal image am à travers le monde da ngay xam ne image bu reluisante nañu am. parce que tey charme Sénégal mooy xaj na jàmm ji nga xam ne am na fi démocratie surtout bi nga xam ne ñu ngi ko fi woote même bu fekkee ne de temps à autre ñu ngi koy salfaañe donc image boobu nga xam ne ci temps Léopold Sédar Senghor ba ci kii di Abdou Diouf mi nga wax donc moo tax lu ci bëri ñuy choisir quand même yenn sommet yi et tout di koy amel fii nii au Sénégal. beneen bi moo di ne beneen lecture bi moo di ne Sénégal pays tiers monde la bokk parce que dëkk la boo xam te ne nii lu jëm ci wàllum koom-koom dafa xawoon na sax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund loolu yëpp bokk na ci kon ci exemple type boo xam ne bu ñuy amal dara ñu mun ko ci boole loolu day wane ne rek kon considération bi nga xam ne Sénégal am na ko sur le plan international mais également li nga xam ne mooy réalité bi nga xam ne ñu ngi koy dund fii nii au Sénégal. c'est très important Soxna Fall ñu desandi ba tey ci suñu ab éphéméride ñu tàbbi ci atum 2012 le président Macky Sall annonce la prise de mesures justement en vue de la traque des biens supposés mal acquis sous le régime précédent maanaam régime qui dit maître Abdoulaye Wade. waaw on espérait avec dogal boobu ñu am rupture comme niñ ko annoncé woon depuis leur accession au pouvoir mais li ci xewoon tam ñu ku ci nekk tam am ci lecture boo ci am ñenn ñi jàpp ni politique da cee raxoon bu bari ñenn ñi jàpp ni làkk doom dóor doom da cee amoon ñenn ñi jàpp ni dafa am ñu ciblé woon ñoo xam ne xëy na ci wàllu politique ak fayantoo da cee amoon en tout cas li ci gën a am solo rek mooy daf ñu retardé lu bari loo xam ne tey gisaat nañ ñenn ñu ci ciblé woon ñuy ñëw àndaat ak ñoom pour liggéey loolu kenn du ko bañ ci réew boo xamante ne si xëy na ñoo ko bokk ku ci ne da nga ciy gis bu fekkee ne la ngeen di àndandoo dafa war a jariñ réew bu Sénégal waaye en tout cas lees ci gënoon jàpp mooy politique day gën a fes ci wàll wi am ci li nga xam ne mooy am ci biir réew mi du am équitabilité bi nga xam ne da wala mu nekk justice à deux vitesses moo ci doon gën a fes ci loolu daal lañ gën a jàpp ci li xewoon ci 2012 boobu. justement Mamadou Fofana ci 2012 boobule dañuy yaakaaroon ni justice pour ngënalu peuple sénégalais. moo leen taxoon a jóg ndekete politique dafa lalu ci ginnaaw lu bëree loolu tax na ñu xaw tardé tax na tey manifestation yi dabbiwaat leen. gune yi daal di yëg seen bopp gis seen bopp ba tax ne ñu ñaxtu li nga xamante ni moom moo leen métti et on se retrouve toujours à un point de non suivi vis-à-vis de justement tout ce qui a été pris ou entrepris en 2012. oui yaa ngi koy wax boo gisee manifestation yi tey am bokk na ci li nga xam ne askan wi surtout moo indi ce cocktail explosif là ñu ngi ko doon wax mu di la justice boo xam ne indépendantul justice boo xam ne à deux vitesses comme ni ko soxna waxee alors loolu moo indi coow loolu tey ba xale yi génn di naqarlu li ni mel alors 2012 dafa li nga ko waxee dafa tombeek ñu taxawal lu ñuy tuddee CREI yi lañ ci jublu woon jàpp nañ ne ci régime Abdoulaye Wade notamment di doomam enrichir nañu moo di ne am nañ koppar goo xam ne jël nañ ko ci ndoddu sénégalais yi lu jaaru du yoon moo di ne dañoo enrichir loo xam ne jàpp ñu ne ci yoon nañ ko jaarale alors loolu moo taxoon ñu indi Karim Wade ak ñeneen ak ñeneen yeneen dignitaire ñoo xam ne ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy régime précédent bi di régime Abdoulaye Wade alors qu'est-ce que ça a donné finalement absolument rien lu dul mbirum politique moo ko laal il fallait éliminer un candidat en la personne de Karim Wade ñu jàpp ko tëj ko yoreel nga nangami milliards Sénégal yoo xam ne parce que en son temps jàpp nañ ne c'est le ministre de la terre de la mer et du ciel parce que papa ma nga noonu donc mu nekkoon koo xam ne mun nañ wax ne CREI yi moom moo gënoon yoo ko tax mu jóg la suite on a vu fu mu mujj Tahibou Ndiaye ñi nga xam ne moom mooy Aïda Diong le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé donc autant de personnes mais boo xoolee ñooñu ñëpp mujjul fenn ki nga xam ne moom moo ci gën a Ousmane Ngom oui mi ngi noonu donc ki nga xam ne moom moo ci gën a pâtir dans cette histoire et te day jox raison ne moom nañ visé woon politiquement c'est la personne de Karim Wade tey jii CREI bi gis nañ fu mu mujjee dem nañ ba la nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci ñoom amatul c'était au point mort et finalement lan moo ci mujjee am ki nga xam ne moom mooy ku jiite woon CREI yi dafa mujjee génn di xamal rëccu yi nga xam ne am na ko vis-à-vis ak cette cour qui était mise en branle par le régime de Macky Sall justement oui des aveux yoo xam te ni bouleversant parce que xalaatuñu woon ne que ne loolu dina mën a quand même am ci justice Sénégal. Très bien 2014 ci la ñuy addu maanaam manifestation bi amoon fële Cheikh Anta Diop ci université googule ndaxte ñoom dañoo doon manifester ndax seen bourse jot nañ cee jàpp 22 étudiants pour saccage de biens
public mu nekkoon tamit loo xamante ni ba tey dañ koy ràññee ci 2021 gi te 2014 amoon na mbir mi ngi bëgg di ñaaw est-ce que nguur gi waruñu xool seen diggante ak étudiants yi ndaxte ñoom it jot nañ fee doon ay étudiants jot nañ fee def ay manifestations waaye tamit kon xam nañ li ci ne ci mbirum étudiant bourse ak li ni mel est-ce que waruñoo waxtaan ak ñoom lëkkaloog ñoom. Je crois la responsabilité se situe à 2 niveaux. Premier niveau bi mooy état du Sénégal. munoo tey nga jël ay étudiants nga ne leen kat lii de dinaa ko wàccoog yéen pour jàppale leen ci seen wàllum njàng ñi di ko xaar gouverner c'est prévoir gouverner aussi c'est planifier. parce que bu fekkee dala leer ne lii da nga ko war a jox ay étudiants mu war a nekk seen jàppandal pour ñu ciy liggéey di ci dund. loolu da nga koy jéem a en amont nga di ko jéem a régler bu ko defee. chaque année du ñu am ay retard lu jëm ci wàllum budget bi nga xam ne dañ koy dégager mu dem ci en terme de bourse en terme d'accompagnement ainsi de suite loolu benn la. Deuxièmement jàngum Sénégal toll na foo xam ne dañ ko war a changer il faut réformer le système éducatif sénégalais parce que tey méngootul ak jamono jàng pendant 20 ans pour devenir quoi un chômeur seen buntu kër ngay dem toogi pour naani ataaya ça n'a pas de sens tey li gën a am solo mooy il faut réorienter les choses universités yi nañ ko def des universités d'excellence que les élèves à partir du collège ñu yóbbu leen dans des collèges de métiers bu ko defee xale bi dina am qualification dina ko mën a permettre pour mu mën a aspirer comme on dit mu mën a am nekk dans le marché du travail. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe en Europe maintenant donc war ko mën a reformaliser ba mu nekk lu am solo ci 22 yi nga xamante ne wax nañ ko mu nekk loo xamante ne tamit rafetlu wuñ ko ndax bu dee 2014 la ba tey. saccage bii ñuy def ci biens publics yi ba tey arrêté wuñ ko peut-être mooy seen moyen de s'exprimer que mer nañu et pourtant ñoom ñoo koy dellu si waat utiliser waat ko comme par exemple bu ñu jëlee yàq bus yi transport en commun moo leen di yóbbu seen ay sœurs ak ñeneen donc genre yooyu noonu tamit mu nekk loo xam te ne lu ñu war a ñoom it seen biir seetaat bàyyi ci xel ndax it ay àq lay tamit ak tamit ay tooñ la daal. C'est très important mais il faudrait aussi peut-être que le régime tantôt wax nañ ko fii ku ñëw jël bus public yi peint def ko sa couleur parti xale yi bu ñu meree ak li nga xamante ni moom moo di vivacité deret bu tàng ndaw fugg bi dañuy jublu ci lool parce que fugg égale à non réflexion d'accord kon kooku day jublu ci foofu il faudrait que eux aussi ils fassent la distinction vis-à-vis de li nga xamante ni bien public la il faut qu'ils arrivent à créer des patriotes des nationalistes et loolu c'est à l'université qu'on arrive à créer cela donc il faudrait que point boobu noonu di leen jaxase saa su ne ñu fexe ba waxtaan ak ñoom les étudiants ils sont à l'université pour étudier c'est vrai que les conditions doivent être mises pour que ñoom ñu mën a jàng c'est vrai que nguur gi lépp war na ko waaye comme ni nga ko waxee Fama dafay baax ñoom tamit ñu xam ne ni ci askan bi lañ bokk ay citoyens lañu te waruñoo yàkkal beneen citoyen ngir seen naqaru bopp ndaxte donc ça veut dire qu'ils reviennent au même piédestal que les gens du régime au pouvoir qui indexent justement. En vérité ñoom étudiants yi dañoo war a changer forme de lutte c'est ça la vérité parce que d'accord dëkk nañ nekk yoon nañ nekk am nga droit boo amee lu la métti nga manifester ko mais ça ne veut pas pour autant dire nga dem di yàq ay biens publics parce que tamit loolu du c'est pas un citoyen du réagir noonu nañ xool yeneen forme de lutte que di kayase ay bus que di yàq loo xam ne alalu askan wi la nañu xool peut-être des moyens de pression wala des moyens de répression yoo xam ne mën nañ ko exercer qui leur permettra de pouvoir avoir gain de cause mais bu fekkee dañoo mer dem ci ay bus finalement dootu ñu jëriñoo ci dara. Très bien mi ngi noonu Soxna Fall ci yow la ñuy tàbbi daal di dugg rek ci li nga xamante ni moom moo di tàggat ci yaram page sportive ce sera tout de suite en compagnie de Soxna Fall. mi ngi noonu Soxna Fall ci judo ba tey lañ koy tàmbalee une journée noire pour le Sénégal cette journée fut hier. Tout à fait Asma Khadija c'est le début des championnats d'Afrique de judo 42e édition Sénégal di ko dalal ca Dakar Arena démb nag gaynde yu Sénégal combattant yi jotu dugg danoo lajji ci ndoxteel gi tey jile nag ñu leen di xaarandi lu toll ci 7 combattants ñi ngi ci bokk na ci jafe-jafe jin fa waxtaane mooy préparation bi surtout au niveau local day am jafe-jafe saa su nekk ci rek combattants sénégalais yooyu ñu am yaakaar ñu indi ci ay safara en général ñi nga xam ne expatriés lañ comme ku ci mel ne
Mbagnick Ndiaye wala ñu yaakaar ci xëy na Monica Sagna ñu indi leen ay médailles en tout cas sursaut d'orgueil la ñu xaarandi tey jilee rek ci aljuma ji foofee ca Dakar Arena ñu fay amal ni mu ko waxee ci ndorteel gi 42e édition bu championnat d'Afrique de judo. mi ngi noonu Bal AS Douanes condamné à un bon résultat et programme basketball local on y visitera. Basketball African League mooy bal bi ñii di AS Douanes tey lay doon ñu découvrir li nga xam ne moom mooy programme 14e journée bi. ci noonu itam ñu fàttali leen ni parabasket programme demi-finale yi samedi tey ëllëg Pikine ak Mbour dinañ ci daje laata rek dimanche bi Thiès ak Plateau wax ci laale ñoom tamit jëm ci seenu wàll di fàttali ni athlétisme championnat régionaux yi ñi ngi koy wéyal dina wéy gannaaw buñ ko dooree naka àllarba bi ñu génn ëllëg ci samedi bi ak ci dimanche bi ci stade Léopold Sédar Senghor dinañu ko fa rek àggale Scrabble ñu ngi koy amal ci Sénégal tam championnat d'Afrique ci la ñu daal di toll tey ci wàllu programme individuel la ñuy amal Asma Hadija. mi ngi noonu ba tey rek beach soccer moom la ñuy tabi les Lions ont reçu le drapeau. des mains du ministre des sports Makhtar Ba ëllëg démb la woon li ko waral nag mooy dañoo war a dem ci Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer bi nga xam ne Sénégal mooy dalal ca Saly lay xewee le 23 ba le 29 lay am. Sénégal nag dafa bokk ci équipe yi gën a ràññeeku ci beach soccer ci Afrique 5 fois champion de beach soccer di xaar ni 6e bi li ci rek am mooy ñu bokkaloon poule RDC dafa forfait ba tax na Sénégal ñaari match de poule lay am ñoom dinañu ko door dimanche amal benn match laata ñuy amal la seen diggante ak Ouganda lay doon laata le 26 ñuy jongante ak Tanzanie en tout cas le ministre des sports Makhtar Ba comme ni mu koy defee saa su nekk rek ñaax na leen daal leen di fàttali nam fàttewuñ ko sax objectif bi mooy défi bi nga xam ne titre bi ñu téyewaat ko pour wane ni ñoo mën ci Afrique loolee dañ koy firndeel une fois ñu nekk seen dëkk pression bi ñu rendre ko positif mu bañ a nekk pression bu négative. justement boo ma fekk si ma doon champion damay des di doon champion loolu lay firi Aliou Cissé moom il fait face à la presse 25 mai incha allah. xibaar boobu lañu jot bu amul ak coppite le 25 mai bi war a janoo ak taskatu xibaar yi wax nañu ne bu 10 heures jotee lay am foofee ca Goodred li ko waral nag mooy Sénégal dafa am ñaari match xaritoo yu mu tànn ci fenêtre FIFA bi ngir amal ko seen diggante ak Zambie waaye tam seen diggante ak Cap-Vert le 5 ak le 8 lay doon li ko waral mooy fenêtre FIFA boobu dañoo dàq éliminatoire yu jëm ci wàllu coupe du monde bi moo tax ñu am jot ngir mën a amal yooyee match xaritoo ñuy xaar nag ay retour ñu ngi koy annoncé ba xam day élargir liste bi ñiñ ci jotoon gis ndax dinañ ci bokkaat am na ñu fi nekkoon gisatuñ leen wax nañu ne dinañ ñëwaat ci boobee liste Aliou Cissé. justement il paraîtrait-il que ancien joueur yi dañuy ñëwaat j'espère que Djila Bodji dina si bokk. je pense pas. Karambodji dina si bokk ce fut de très bons joueurs hein, pour l'équipe nationale du Sénégal. waaw ah. jëlal femme bi. Asma voilà déedéet Aliou dañuy wax ba sonn duñ dégg. si sa ngaari lam tooro. moom xelam rek doy na ko moo tax soxna. wéy la ndax Aliou du déglu kenn. Aïcha Jaraaf à l'assaut du Coton Sport moom la ñuy tàbbi waxtaanee ko. pour match quart de finale retour comme Jaraaf dafa demoon foofu ñàkk fa 1-0 dimanche la nu koy jongante kon ci stade Lat Dior bu Thiès lay daal di xewee ñu am yaakaar Jaraaf defi jéego ci noonu vidéo assistant référé mooy VAR wax nañu ne dinañ ko utiliser à partir des demi-finales ci compétition interclub bu CAF yi mooy bi Jaraaf di jongante nii muy coupe CAF waaye tam li nga xam ne mooy Ligue des champions ñu fàttali leen ci week-end bi tam la ñu amal match retour yi jëm ci ñaari wàllu yooyee yëpp football féminin finalu D2 bi jàpp nañu ko tey jilee ci diggante Gazelle bu Bignona ak USPA lay doon 16h ñu war cee jongante. Aïcha mi ngi noonu Fofana merci de contribuer ah góor war na wax tuuti ci wàllum tàggat yaram gi. oui bu may wax xam naa ci judo laay wax parce que quand même journée noire ci discipline yoo xam ne yu ñuy ràññale Sénégal la judo karaté
dafa nekk ay discipline yoo xam ne dañ leen a war a gën a jox gëdd mais apparemment au Sénégal da ngay sentir ne football bi ni ñu gën a jox gëdd au détriment des autres disciplines te la ñuy am ci yeneen disciplines yi amaguñ ko ci football bi parce que on arrive à décrocher des médailles d'or dans les autres disciplines mais football ba léegi amaguñu coupe d'Afrique donc c'est paradoxal loolu donc je crois que politique la boo xam ne le ministère des sports war na ci gën a góorgóorlu parce que prime dañuy bokk ci lu ñuy ñaxtu nit ki motivation tamit day tax les résultats di mën a suivre mais quand il y a pas de motivation quand ils sont pas galvanisés ma foi mënul am résultat donc je crois que c'est le moment pour le ministère des sports Matar Ba mu gën a góorgóorlu ci lu jëm ci yeneen discipline moo focus ci ñoom itam bañ a focus rek ci football bi gilee bu ko defee xëy na ñi tamit mën a gën di indi ndam ñu gën di am un peu de chaleur championnale surtout man sama contribution rek comme nu ko introduire daal di foofu soxna mooy bi nga ne championnat Scrabble alors là dama ne kon bàyyiwuñu leen parce que championnat PlayStation am na kon Scrabble ak dafa mel ni yenn petits jeux yi su ma ko mënee woowee noonu yooyu yëpp dem na ba nekk ay championnat attends mais soxna Scrabble yàgg na fii parce qu'elle m'a fait la leçon mercredi donc je peux te répondre alors là vraiment j'étais pas présente mais c'est une bonne chose ça fait plaisir parce que Scrabble dafay yokk li nga xam te ne mooy culture générale ak yeneen donc bu demee ba am championnat Afrique et c'est très bien tantôt maa ngi ko doon wax ne suñu télé yi sax war nañ di gën di fësal de petites compétitions peut-être les dimanches war a bokk ci programme gi parce qu'on a un réel problème d'éducation de base on a un réel problème d'orientation comportementale et yooyu noonu ñi ko doon foowee temps xale da ngay gis ni dañuy sob ci lire voilà dañuy sob ci lire dañuy sob ci dictionnaire kër goo dugg tey mënu di mu war a am dictionnaire bëreetul dañuy sob ci dem bibliothèque et loolu Scrabble da ko doon favoriser meuble lañ koy def sax dictionnaire day am ci kër yi mais meuble bi on l'utilise pratiquement pas Larousse luñ ma xëcc sama noppi pour ma dem ubbi ko Ligue 1 et 2 le programme Sokhna Fall. Voilà le programme de la 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise la ñuy tàbbi ci diggante rek samedi Teungueth FC ak Mbour Petite Côte 17h ci stade Ngalandou Diouf lay xewee laata ñu koy wéyal altine Dakar Sacré-Cœur ak Jambar ci Alassane Djigo ñii di waa US Gorée di dalal CNEPS ca Mbao stade de Mbour ak Casa Sport ci stade Massène Sène Génération Foot di dalal AS Pikine match choc lay doon ndaxte Pikine moo jël paie Génération Foot mu ngi ci ñetteelu place bi Ndiambour de Louga ak NGB Ñaari Tali match bi war a dox ci diggante Douane ak Jaraaf dañu ko dàq ndax Jaraaf day jouer compétition africaine samedi bi ba tey jamono Fatick mooy dalal Duc ñii di waa Africa Promo Foot di fekki Demba Diop Africa Promo Foot nag ba ñu dooree ak léegi ba 17 journée amaguñu ndam ci championnat bi ñoo nekk Ndadda Amitié FC ak Wakam Guédiawaye ak EJ Fatick Linguère ak Thiès FC ñoo ci war a laale ñi di Sonacos ak Kër Madior loolu altine lañu ko jàpp Renaissance moom ak Port kon ñooy daje loolee tam altine lañu koy jongante bu 17h jotee ci stade Alassane Djigo lay xewee. Coupe de la Ligue waaw demal doxala de la Ligue Coupe de la Ligue justement le résultat des 8e de finale. xam nañu ñi nga xam ne qualifié nañu à part benn match bi ñu jonganteegul ci diggante Stade de Mbour ak Jaraaf ci noone US Gorée moom mi mujjee jongante démb dafa daal di am ndam Génération Foot tam moo daan Ndiambour ci tir au but 3-2 Linguère de Saint-Louis daan Stade de Mbour 6-5 kon Sonacos day dem ndax moo daan EJ Fatick ñii di waa rek jamono Fatick génnee Jambar mi yoroon raaya gi Teungueth FC tam ci ñiy dem la bokk USO tam ci ñi war a continuer aventure bi ci Coupe de la Ligue bu Sénégal ci la ñu daal di bokk. mi ngi noonu Cameroun une journée d'inspection de la CAF attendue foofule. ñi ngi koy xaarandi tey jilee ci aljuma ji xam nga ni Cameroun mooy dalal Coupe d'Afrique des Nations bu atum 2022 ci noonee ñi ngi ci wàccaa gi xool fu stade yi tollu ba tax na benn délégation CAF ñu ngi koy xaarandi tey jilee ci capitale boobu ngir une tournée d'inspection comme ni ñu ko waxee ngir waajal bu baax ci compétition yi ak defuk saytu fu mbir yi daal di tollu ñu waxtaanee éliminatoire CAN féminin Maroc 2022 lii di commission d'organisation compétition féminine lui daal di ne décidé reporter éliminatoire CAN féminin boobu premier tour bi kon dina am
du 18 au 26 octobre ci 2021 bi et deuxième tour bi war a am du 14 au 24 février 2022. mi ngi noonu la FIFA elle a pris des décisions. Assemblée ci la ñu nekk ci jamono ji décision yi bokk na ci approuvé lu jëm ci calendrier éliminatoire coupe du monde féminine de U18 U17 plutôt 2022 and 2022 bu zone CAF Afrique qualification yi war a démarrer le 13 janvier war a jeex le 4 juin conseil bi tam daan nay valider date compétition yi mooy coupe du monde féminine bu FIFA Australie ak Nouvelle-Zélande 2023 war a am du 20 juillet au 20 août 2023 tournoi de cadrage de la compétition yi war a am du 17 au 23 février 2023 yooyu la bokk na ci dogal yi nga xam ne jël nañ ko ndaxte en matière de sport il faut planifier xool li ne ci sa kanam wàccaay amal ci wàccaay gu mucc ayib ngir mbir mi mën a jaar yoon. mi ngi wax ba tey Europe les nouvelles des Lions anañu nuñ def. gaynde Sénégal yi dañu def ay performance bokk na ci Abdallah Sima doomu Sénégal la moom ak clubam di Slavia Prague jël coupe nationale bi mu di 6e fois moo def jéego ndax moo dugal bi leen permettre ñu gàddu ndam loolu ca Belgique tam Youssouf Badji nekk champion ak Bruges fekk na lu ko jiitu rek xam nga ni Paris Saint-Germain bu Ghana ak Diallo Abdou nekk rek jël coupe de France tam am na solo waaye tam kii bokk ci équipe bu saison bi di foofee ca Turquie di équipe bi di Adana Demirspor di Jower Khadimo Jower moom itam bokk ci équipe type bu saison bi waaw c'est une performance. ku nekk ku baax il mérite beaucoup. ndeysaan c'est qui. Khadimo Jower par alliance ma ci nuyu tonton Badia bu baax a baax. dëgg la bokk na ci ñu Aliou Cissé woo waa bi passé bokk na ci ñu Aliou woo bii nii passé. man xamoon naa ni xale bi néew naa leen daa loxo ci lu tax football intéressé ko. ci mën dama ci am ay mbokk karambooj sama mbokk la. moo tax nga koy réclamer yaayam sama bàjjen la. moo tax nga koy réclamer direct nag da nga koy réclamer ndax sa mbokk la wala dafa mën mais nag dafa mën. boobu soxna dañ ci ànd ak man Kara am na performance moom itamit pourtant ñi am performance boo ma joxee bu ma jox sa téléphone ma limal la leen performance. kii Gomis ma ca Chelsea nar a ñëw jël coupe bii nii. Edouard Mendy waaw le gardien. voilà xam nga yem fii rek bañ a jekkale. mais ku bees ki ñu indi xale boobu tamit dafa ñëw Sénégal rek zëmbalee la toile. Seny Dieng le gardien là. Il est venu rek waa ji je l'ai suivi il était à 12 000 followers sur Instagram et il a grimpé d'une de ses manières en 48 heures j'ai rien compris. Aliou du ko convoqué. Aliou ñuy def bruit lay bañ. bës lay bañ moom. te du teewoon na fi grosse montre ak yenn kii. Aliou dafa bëgg ñu humble non dafa bëgg ñu humble. Aliou du bëgg ñu concentré ci liggéey bi. waaw moo tax ma ne moom du Bougane da lay libéré président Bougane. Mais c'est très bien moi je pense que étant donné que le football reste une discipline war na mën a tere wala inculquer des valeurs d'humilité c'est important parce que quand on prend la grosse tête on finit par oublier son objectif et on perd de sa et il a compris c'est ce qui faisait son force mais kay ma wax la mais nag kay ma wax la gis nga 2002 moom moo ci jàng bu baax lu leen saxal moom la tere xale yi. son comportement moo doon li nga xamante ne. kay leen blow moom dafa bëgg. non c'est yóbbu xale yi ñu blow non pas forcément non mais je veux dire na leen libérer na leen bàyyi en fait. ils sont références mu resserrer tuuti. resserrer les tout quoi mais n'empêche que tam bu waxee rek. waaw mais n'empêche que tamit code de conduite la boo xam ne en compétition wala en sport. da nga cee war a bàyyi xel tamit mais tax teewul tamit am na détails yoo xam ne tam bon. on peut laisser passer. mi ngi wax Europe la ñuy descendi ba tey toujours le programme des championnats soxna Fall. voilà championnat européen yi kon ñu découvrir tableau bi nii la daal war a tëddee ci week-end bi mi ngi wax ko ca France lañu koy dooree 19h dimanche Lyon ak Nice Lens Monaco Metz ak Marseille Strasbourg ak Lorient Angers ak Lille match la à suivre moo tax ñu def match yëpp 19h moo bañ a am calcul ndax Lille dafa bokk ci ñi xëccoo championnat bi Paris Saint-Germain di fekk Brest Reims ak Bordeaux Saint-Étienne ak Dijon Rennes ak Nîmes
ci 38e journée lay doone dernière journée kon ca Bundesliga tam 34e samedi dinañu ko door ca Série A bi 38e journée ñoom itam ngir ndax kepp dinañu ko door samedi bi wéyal ko ba ci dimanche bi Liga bi tamit xëccoo moo fa am ci diggante Atlético Real Madrid ñoom itam Real samedi moom mooy dalal Villarreal Atlético di fekki Valladolid match yooyu yëpp tam 16h la ñu ko jàpp ca Premier League ba tam 38e et dernière journée 15h Liverpool bu Sadio Mané ak Crystal Palace Man City mi jël ba pare ak Everton ñoom nag li ñuy xëccoo mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci kaw ngir mën a dem ci Ligue des Champions wala ñi war a dem Europa League ak ñi lutter pour maintien wala wàcc jëm ci wàllu relégation bi Asma Khadija moo tax match yi ñu def ko même heure pour mu bañ a am calcul ci benn équipe te loolu jàpp naa ni ku ci nekk rek yaa ngi xëccu pour la nga xam ne moo la ci amal solo ci week-end bi lay doon Asma Khadija c'est bien fini. incha allah rabbi te xam naa ni ajjuma bu jotee negam ajjuma férié la lundi de Pentecôte. c'est ça ma terminer rek baal ma dama ko fàtte woon agenda bi tam bokk ci xibaar muy waa Olympique voilà bu Médina ñoom tam dañuy rendre hommage koo xam ne am naa chance côtoyer ko di Ousmane Sy nekkoon adjoint bu Malick Daaf gisoon naa ko USO mu mujjee Jaraaf de Dakar Omar Lene Sarr ak ñi mu ci àndal dañu koy rendre hommage programme bi comme ni ñu ko gisee noonu kon waa Olympique de Médina ñoo koy amal le 22 mai ëllëg lay doon incha allah. Mingok, en tout cas, l'actualité sportive a l'air bien consistante. Ouais. On espère pour ceux qui ont des matchs, ay jongante yi war a am ñoom ndam le meilleur qu'il gagne. Ouais. Et que le reste fair play. Il faut savoir être de parfait, de bons perdants. dafay tax nga jàng ci sa défaite waaye tamit il faut savoir être d'excellents gagnants pour justement faire preuve d'humilité. Aliou Cissé le 25 dinañ ko déglu waaye itam war na tànnaat ñi nga xamante ni compétence la ñu am ak performance ak li nga xamante ni moom ñu bàyyi état d'âme de côté ah. oui man bon embrayé tuuti c'est par rapport ak justement peut-être li soxna di wax code de conduite wala ni Aliou Cissé di manager un peu son équipe. Je crois Bruno Metsu war na jàngal lu bëri entraîneurs yi. parce que Bruno Metsu quoi qu'on dise c'était un bon manager. C'est un sélectionneur mais c'était un manager. Manager mooy kuy mën a gérer ay nit. parce que ku nekk ak état d'esprit am ku nekk ak na muy doxalee. quand il a compris que les El Hadji Diouf et autres da nga leen di bàyyi ñu tekkeeku pour ñu ñëw footballal la. il s'est comporté de la sorte et teewul bu leen waree wax dëgg da leen wax dëgg. donc c'est pour dire que ay joueurs. soxla nañ décompressé wu. soxla nañ nga di leen bàyyi ñu tekkeeku mais tamit bu fulla ak fayda jotee. ak teg leen ca yoon pour ñu wane seen bopp ci terrain bi loolu day am solo pour mu di ko appliquer et je crois que ce sera un bon conseil pour Alioune mu mën a jël en compte tout ceci nga xam ne donc day am solo dans le cadre du management de ces joueurs. justement ku jaar ci sañse bi. ah Mbène de couture comme d'hab rek Mbène de couture waaju baax des toutes chéri lamp ma nga HLM comme d'hab numéro téléphone am 77 519 30 39 moom boo dencee yére ay at sax boo koy ginnee waatee sol ko day mel ne bees waaw parce que da koy def ak yéene sama waa jooju jéeg boobu gën ci man gaaw ci man tonton Abdoul Thiam maa ngi lay ziar tata Ndeye Pène depuis Guinguinéo Koura ziar naa leen yéen ñëpp tam ñiy teewlu saa su ne suba teel sur Sen TV macha allah ginnaaw loolu ñu tàbbi ci Juma Mubarak daal di yëkkati tagg Rasulullah Mohamed Sarr waaw nii la kay Mohamed Sarr fas yéene ñoo bàkkal ba mu neex féexal xol yi dugal ci la ilaha illallah ànd cek Fama Ba bapu la gis nga yow doon nga say maam tey li may tàggee nii yow loo ma jox tey loo ma wér ngom bu ci kanamee nag su ma paree foog ma jox la dara ngom ma si gi ngom daal yaa ngi noonu ngom ba ca waalo waaw surtout jigéeni talay tey ndeer dëgg la ba ma yem ngom ba ca waalo déedéet surtout jigéeni talay tey ndeer wax ko surtout jigéeni talay tey ndeer damay bañ juum kon boog bu baaxee rek ñu dem ay ca bokk Aïcha na yëkkati rek li mu doon yëkkati neex na de lil aashiqiina lawaa'ijun lam yasfiha illa salaatu ala nabi muhammadin mustawa illa salaatu ala nabi
للعاشقين لواعد لم يصفعا إلا صلاة على النبي محمد مصطفى إلا صلاة على النبي محمد للعاشقين لواعد لم يصفعا إلا الصلاة على النبي محمد مصطفى إني خديم محمد وعبيده حسبي بأن أدعى خديم محمد واجت مدينة على النبي محمد إني كثير الذنب ما لي عيلة خدمت بين يدي مدح محمد باي فاطمة الخير أم كلثوم على النبي أوه فسيصاب على المرصية بما يرجو من المولى بجاه محمد لم يسمع إلا صلاة على النبي محمد macha allah neex na torop. yal na yàlla wéral baat bi. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla sàmm leen. amiin yaa rabbal aalamiin. yaa barki yaa rasulillah yàlla may ñu jàmm ñun ñëpp. allahumma amiin juma mubarak moom nii la fay demee saa su nekk tey nag Mouhamed Sarr lañ fi daal di dalal rek na nga nuyoo daal di naa neex. waaye bëgg naa it tamit nga wax ñu kuy sa turandoo. waaye ci wolofal sallallahu alayhi wa sallam ci wolofal rek balaa ñu ñëw ci waxtaan bi. dama bëgg nga ne Mouhamed. nii Mouhamed nii Mouhamed nii Mouhamed nii may ñu tuut ci ay jikkoom. bu yawmal qiyaama Musaa ba yàlla ne jaam ñi jug leen aja faama yënga ne bés boobu kenn duñ amee jug ku dul Seyduna Muhammad lu waay mën a am ci yàlla bu du woon ak yonent yàlla Muhammad duga am ndaxte yaa yeyoo ay way mboolem teraanga yi xéewal yaa ka waral yaay suñu wasilatu aqan hinda rahmaani targi ci yuusufa ne baar gi ci yont yàlla daawuda hee nguuru suleymaan ga musa yaa ko dénkaane ndaanaani yaa leen jox lu nuy ndaane mustawa ana awalu naasi hurujan iza buy sooy nabi macha allah kenn du gën ni mindeef kenn du taaxa kenn du Mouhamed kenn du moom borom tur yu mag yi borom tur yu neex yi te bëri lool yàlla nañu yàlla taas ci barke mag leeram macha allah Mouhamed li ngay def neex na wallaay kañ nga ko door nii tabarakallahu Adja Fama ñu ngi lay nuyuwaat bu baax ndax jotaay macha allah ñi sopp yonent bi rek fi ne ak sopp yi ñuy seetaan yëpp di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar waaw ndeysaan li nga ma laaj nag moom tabarakallahu dinaa ci sawar tontu lool ndax yaakaar naa ne dama judd rek bëgg ko bi may am ay 7 ans yooyu la ma yàlla def ma am cofeelu tagg yonent bi waaw ma doon lu ndaw nag di ci nabi ñu may di dem daayira ñu may dénk ay rajo may yenu di yóbbu boobu tamit maa ngi jàng école di jàng ci daara ji tamit lépp ma boole ko rek ko doon àndal waajur bu góor bi ñan nga doon àndal di yenu yooyu noonu ba tey waaw mooy ñun yàlla dafa def ne bala maa def dara dama war a nuyu bu baax suñu waa kër mooy
kër Xaaji Mouhamadou Moustapha Sarr ca ngin ngi neew tabarakallah suma jigéen bi mi ngi tudd léegi nii rek ngin ngi neew ma ne sama xel mi nekk ci di nuyu tamit xalifa alaaji Mouhamadou Moustapha muy sama wayjur alaaji Kabir Sarr ak mbooleem rakkam yu ci aju rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit sama yaay bu baax moom yàlla def na ne bi may dem daayira dama daan dem daayira bi mu daan dem guddi aljuma la daan doon ca kër ga la nekk may war di xëy dem école may nekk ca ba ay minuit su ma demee école damay nelaw rek du ma fa jàng dara bu baax su ma ñëwee note yi bu ñëwee ma génn mu doon man xam maa doon nilaar ñëpp ci école ba man damaa bañoon jàng rek léegi tabarakallahu muy waaw mu naan ma bàyyil daara ji bàyyil dem daayira tey jàng école bi ma xam nga loo bëgg rek waaye yàlla di ma ci def sutura ba ma duñ tudd kenn ca kër ga tagg yonent bi te duñ ma ci boole kon nag mu doon loolu sag boo xam ne tabaarakallaahu lu ñuy ndam la waaw di yàlla def na tamit mu boole ma ñëw Tëngéej bi ma ñëwee Tëngéej yàlla boole ma fi jëmm ji muy Mouhamed Diallo moom laa àndal ci plateau bi di ko nuyu baax yàlla def na ne ma nekk Tëngéej ñu bokk benn programme buñ ñëwoon ñu desee fa ñu pare mu jël sama numéro ñuy déggante ba yàlla def ñooy bokk benn lal bu ñu fanaan macha allah instant bi war naa def ay 7 ans. ngeen ànd waaw ñu ànd ko ànd bi lépp rafet. ngeen di amal yi ngeen di ñi amal lépp. tabaarakallaahu yàlla def na Tëngéej ñëpp xam nañu. dëgg la foo ne Mouhamed Diallo boo gisee laaj ko Mouhamed Sarr. dëgg la foo ne Mouhamed Sarr foo gisee laaj ko Mouhamed Diallo. dëgg la yàlla def na ñëpp xam ñu. dëgg la ñu ñëw Ndakaaru tamit ñëpp xam ñu loolu rek tamit doon sag boo xam ne. yonent bi ñu ko defal. ki ngeen àndal loolu laa bëggoon a wax yonent bi ñu ko defal ñun buñ taggee yonent bi rek siiw nañ ba noppi. dëgg la ki ngeen àndal la ku ñu àndal la siiw te bu ànd ak moom siiw. dëgg la tabaarakallaahu li ñu naan waaw kay li ñu naan jaaykatu parfum moom boo bëggee xeeñ rek riisu ko. dëgg la jeex na mu yóbbaale la. macha allah soxna sa ànd beeg Mouhamed Diallo mi yàlla na ko yàlla yàggal ak ki nga xam te ne mooy sama doomu baay mi mu dendal Mansour Ba yàlla na yàlla àndal seen yàggal seen ànd la ma ca jaaxal rek da nga ànd ak ku baax lool ànd ak ku xaw a kii rek mooy jàllo bi moo ma ci jaaxal ndax ñun bawee nii ñooy seen buur waaye yàlla na yàlla barkeel daal di barkeel may leen baat bu wér a wér léegi Mouhamed dama bëgg rek nga mayaat ñu dara tuuti rek ci loo xamante ne dañ koy def ab jàngat ci benn jikko yonent bi nga wax ñu kan moo nekkoon sa turandoo sallallahu alayhi wa sallam wax ñu benn rek tey ñu bàkkeeloo ko ci àjjuma bi mu nekk genre yóbbal genre ndewenal sax nag ndewenalu koor waaw tabarakallah ñooy dafa door a nii rek nga wax ñu boo ñu mënee wax nii rek noonu ko waxee ba mu neex suñu ndewenal ci yàlla mustafa min kulli wasfin amidin aza af'ala دين رجاء البراء يا يوم مزدعم من كل وصف عميد يننتي بدين رجاء البراء أي مصطفى كانوا إذا مر بعث الأنبياء لزوه فقدم طلبوا آية القدوم بالكل وصف وهو عميد والله دين الرجاء أي مصطفى كانوا إذا مر يبتقون به وقد بدت في هنين آية القدوم وصل واو يا إلهي يا ليسان دقلي أنا محمدنا المختار في القدم
macha allah li neex na ba dee. may naa leen ko wallaahi jël nañ may ko Fofana may ko tonton Maba MD may ko képp ku ñuy seetaan may ko Xari Ndiaye at Maymouna Ndiaye madame Derwish maa ngi leen di nuyu bu baax a baax daal di leen ko may rek donc Mouhamed kontaan nañ noonu looy tëjee at looy waajal yaa ngi pare single clip ak yooyu noonu yëpp après nga tàggatoo waale ndeysaan Adja Fama waaw kay tabarakallahu di nuyuwaat soppe yëpp ndax yàlla def na ne ñëpp ak ñuy seetaan yàlla def na man sama dëkk origine mooy ngin gi neew falaa am lépp lu ma am falaa ko yóbbu tabarakallahu di nuyu tamit suñu waa kër waa usine Ben Tali di leen ziyaaru baax ka fa nekk mooy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Sarr di ko jox wàcc waayam bu baax a baax di nuyu waaye tamit sëñ bari tabarakallah ak soxna Aydat moom it macha allah ñëpp ñu ngi seetaan yàlla def na leen tamit ñu ngi waaj ndax ñu ngi ci dimbale ñuy nabi ci waacaayu clip incha allah ñaan nañ ko yàlla balaa déwén ci heure bi bu ñu ñëw incha allahu taala àndaale clip bi ñëwaale waaw ñun nag suñu yéene mooy ñu bàkk unité ba monde bi yëpp xam ne ñii waa kër unité bi lañ ñun amuñu unité bi unité bi lépp lu ñu mel moo ñu ko def bu ñu ñëpp xamee tamit ci unité bi tax kon nag ñi ngi ñaan yàlla képp ku ñuy seetaan boo ñu mënee gin nga jàpp teg ñu loxo ndax dañ naan bëri ko ci mbartal tegal loxo puus mu dem puusul mu dem kon tabaarakallaahu li gën a rafet mooy nga teg loxo rek ndax nga am ci sag amaale ci yiw ñi ngi bég bu baax tamit ci jotaay bi di nuyu suñu jigéen bu baax bi tabaarakallaahu di ko jox wàcc waaye am émission man moom tabaarakallaahu Mouhamed ni mu koy waxee rek buñ ko seetaanee moom buy wax rek dañuy daam waaw moom suñu soppi bu baax la macha allah sopp nañ ko ngir yàlla ak yonent bi ak suñu jigéen bi soxna Fall waaw ñu ngi koy ziar bu baax Fall Ndiaga ak sëñ Fafana tabarakallah ñu ngi jéglu baax merci beaucoup en tout cas ñu di la jaajëfal bu baax a baax di leen gërëm juma mubarak ngi nii ci noonu nag ña ca des faw ñu yebbi li ñu indil askan wi programme bi ça poursuit merci beaucoup yàlla na seen ngelaw di neex yàlla na yàlla sàmmal leen boppam lakk leen fi yàq xàggut ndax ngeen di wéy di tàgg yaa rasulallah yàlla na ñu dugal àjjana ñun ñëpp waaye ayca mi ngi noonu oustaz Diaga dafay ñëw moo ñu gunge woon ci koor gi yëpp di ñu waxtaanal ci premier 10e jour yi ba ci 2e ba ci 3e 10e jour bi bu ko defee ñu am ànd ak njëriñum koor gi bu jeexee ba noppi nag faaw ñu indiwaat rek li nga xamante ni moom moo di toppeewum koor nit ñi daal di mën a raw jullit yi raw ba tey rek ci seen diine dafay am solo oustaz pour ce vendredi oustaz Diaga il sera de la partie mais en attendant on fait place à l'actualité en compagnie de Fofana. Today at www.mykeys.com. Purchase a list today at www.mykeys.com. Purchase a list today at www.mykeys.com. France arabe la. bismillahirrahmanirrahim Pabo yaakaar naa dafa xef si diine gi de waaye akamaa si xuus lu sori waaye boobu akamaa si sori akamaa si sori boo xamoon fu ma si toll doo wax ayca mi ngi noonu le noble courant nga ni ma ne boo yeesaloon mu gën a rafet yeesal naa di set naa maa ngi bu ma wax la waay dama di taalibe bàyyi bu ma wax la bu ma xàlloo waay ayca mi ngi noonu oustaz maa ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi sant yàlla di leen gërëm noo def yaa ngi am jàmm dama ma toog fi damaa daanu déwénati waay baal ma yàlla boole baal ñun ñëpp allahumma amiin kontaan la wax dëgg yàlla macha allah waaye lépp islam rek waa dëgg la moom dañ na rasul yéen nga toog ca rasul waaw barki rasul la kon bu ma buggaan jungul de déedéet waaw te muy dëgg parce que rasul moom bu dee oto lu mu dis day basculer te du dem kon sant yàlla rek la waaw xale yi day wax yàlla li ñu jàng nii buñ ko taxoon buntu hôpital buñ ko yuuxee ñëpp jóg waaw yonente bee mel noonu dëgg la te muy dëgg maa ngi leen di gërëm ci ndéwénal nag dina soxna sëñ bi ku baax la dégg naa ay waxam communication parce que ni day dëggu ci wax ak jëf dafa mën waaw yàlla def loolu rek la loolu parce que këru jàng la daal dëgg la démb nag maa leen di gërëm yi ndax démb maa ngoon ci ambassade Palestine yóbbaale naa Bougane ci lu baax suñu ñun association Ajo Jàmm moo ñuy waaraat ci télé rajo yi maa ko sosoon ci dipp Ablaye Wade
léegi nag du ma président mais may coordonnateur. très bien te ñëpp kontaan nañu. mi ngi noonu oustaz daf ñu indil suñu ndéwénal mu di kaamin alxuraan ul karim loolu dafay firnde yërmande bi ñu yéene raw bi ñu yéene ci l'islam te itam dafay firnde teranga yu islam teranga yu firdawsi kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm yal na yàlla fay la ko boppam moom nan la fayal kenn li mu toll wallaay ndaxte nag moom moo mat du dëgg kiiraay bi faama baax day ko bàyyi kiiraay day tere nit yegg ayca ñu dugg ci actualité dañ koy tàmbale ak